Good afternoon, our wonderful viewers. Welcome back to Sunside TV in what we call Sport Catcher. That always comes your way in a time like this. It's quite interesting today. As you know, we always invite various people that are in sports, especially football. We discuss with them with regard to their performance or their team achievement or their individual, their personal achievement. And this afternoon, we have here Janko Sani, who is a coach in Farafenye junior team that we call Raiders Junior. But we understand Janko Sane is also involved in football for quite a long time. And also Janko Sane have been managing different age youth groups of football in Farafenye. We all know about that. Mr. Sane, we understand they concluded last junior tournament in Farafenye Mini Stadium. He was a runner-up in that tournament. And also understand recently Janko Sane also is a D-Lancing holder of the Gambia Football Federation that was just concluded recently, just some days ago at Kerawane. First of all, I have to say congratulations for that achievement. Yeah, I know there could be a lot of things ahead. D-Lancing, as we see D-Lancing perhaps in years to come or months to come, we also realize that you are going through C-Lancing. Te Janko Sané lañ am ci moom ndaw la bu nga xam ne coach la te xam naa ñu bëri dañ ko xam si coaching daal because personally man musuma seetaan fu Janko Sané play football but I saw with little of this time mu amaa moom incha allah daf ñu waxal sax player carrière am ndax moom sax suma maas la ñu xam ne they retired prematurely understand na comme when it was no time. Mr. Sané, welcome to Sunside TV. Just to let you to greet the viewers out there. Okay, good afternoon. Thank you, Mr. Kamara. I am Janko Sane, the current head coach of Raiders Junior, and at the same time the head coach of Balangar United Third Division team. Yeah, it's a pleasure. Yeah, Sane, bala ñu sori am na dañoo start si wolof maybe later we can discuss on English but dama bëgg nga wax ñu tuuti daal Janko Sane kañ la start di am that sañ-sañ boobu because soo xoolee sa age ak sa height bi sa strength bi sax you can still play football waaye Janko Sane bu nga nekk coach because dañ dee xool si tubaab bi sax da ngaa dem play ba jeexal si nga dee involved in coaching but you can hear your age and all those things you want to be in nga nekk si coaching man ma doon xam si touchline is quite a long time Sane. Okay, waaw jërëjëf comme noo ko waxee rek. Yeah, ma ngi doon play football ma ngi doon play Raiders so ma jógee foofu noonu dem police line on a Pape Mbow mu jógee waat si Pape Mbow delluwaat Raiders dama amoon ankle injury nga mu yaaga trop dem na ba 8 months so first 4 months yëpp daf ma tere woon a dem school because dama di mën a dox especially su ma stepee salañ bi nii so ankle bi dafa néewi woon jékki-jékki rek ci minti si be so loolu bu mu demee ba mu wér ma started di play waat rek ñu amoon game Darabdu it was Raiders against police line ma ngi doon against my own people maa ngi woon police line so suma tànka bi dugaat tamit si pax di same angle boobu noonu so mu ñëwaat maa ngi gis affaire bi metti woon trop def ma ne bii kay bàyyi ma relax nga ma assist ndoyi puus ñuy noonu ñu dem ko sanga daf maa ñëw yaaxal tamit comme yeneen yoo xamante ne na ko bugg a def in life fekk comme injury bi mayut ma ko so si laa quitté football ma nekk di assist xale yi si game. But from what you are saying, dafa mel ni daal am na dara lu nga xam ne moo la fa pousse comme tubaab yi ne you have a pulling effect and you have a pushing effect because dafa mel ni am na la fa pousse foofu noonu dafa am nga wax ne ndax am nga passion si game bi to be a coach wala just da nga fa nekk rek da nga ko doon danga àgg fu nga toll nii. Yeah, amoon naa passion because ma doon play ñun ñoo doon yóbbu suñu bopp si game bi ñun ñoo dee dem nekk football ba pare at the same time xam nga ñu nekk tamit coach so dañ dee am player coaches man ak suma benn raka foofu noonu Sawlin so sometimes moom la maag moom dañ ko dee ayalante moom tey su fa nekkee xam nga man ma play den suñu demaatee foofu noonu moom mu nekk foofu noonu xam nga man ma nekk foofu moom mu play so nga gis ma demee ba am injury boobu laa ko wax léegi yow daal fokk wusal léegi xam nga nekk player den man ma ñëw nga ma jël di position of a coach man ma nekk di coach gaay so noonu la starté nga di dem ak gaay nanka ba ma àgga si stage bi tey. Am nga lu am solo trop dafa mel ni da nga jaar si team yu bari bala nga jot a coach si das Raiders Football Club wax ñu tuuti noonu loo fa jot a jàng bala nga téye sa own team nga nekk coach. Ja maa ngi woon jaar naa under Pape Mbow police line junior so foog naa ne jàng naa xam nga 1 or 2 things nga si moom because sometimes ma nekkoon di play team moom sax léegi instead of xam nga ñu am game ma dem di play
dañoo am game nga ma dem di assist ko comme si Kujin lifin si pare maa ngi doon play tamit waaye nga dama nekkoon koo xamante ne dama di bàyyi xel tamit si game bi so nekkoon ne comme dama depend on more on the football wante tamit maa ngi bàyyi xel tamit si Kujin side bi tamit especially Raba tamit the same thing so time moom maa ngi doon play moom mu ngi kuuj wante always léegi dama dee dem check si moom xool one or two things yoo xamante ne dama ko jëlee si moom ma dem yóbbu ko si team bi because ñun time boobu noonu ma nekkoon di football te man maa di train team bi man maa di prepare team bi so dafa mel ni maa ngi amoon two responsibilities foofu noonu being a coach ak being a football so dama dee dem si yeneen coach yi si jël one or two things si gars yi ñëw implement ko si suma team bi Malu tamit coach yoon na ma so balaa man maa jël team bi Malu tamit ñëwoon na Raiders waaye comme moom time mu fa nekkee moom duration bu mu am foofu noonu ak man balaa ma bàyyi comme nekkutoon time bu yàgga moom tamit am na some months under moom balaa maa jël team bi yeah interesting comme léegi apart from that gis nañ nga jógee foofu nga nekk currently the concluded nawetaan yow yaa nekk junior coach of the Raiders junior sorry yow yaa nekk head coach of the Raiders junior wax ñu tuuti si loolu yow kañ nga start di coach Raiders junior and ñaata final nga center yeah Raiders start naa di leen coach since 2016 so suñ first tournament suñ play do minor tournaments leen fitness tournament first 4 yëpp ñun ñoo ko winoon because winoon leen bu Pape Mbow bi winoon leen bu Boy bi winoon leen bu Gana Gueye bi ak beneen buñ winoon tamit primary school so fitness tournament dañ toppalante woon 4 finals in a row te 4 yëpp dañ ko win ñu jigee foofu noonu ñëw start suñ nawetaan bi waaye first year bi comme affaire yi easy wut ci suñ côté woon so dañ dem ñu génnee foofu noonu with one single point then second year bi ñu ñëw ñu génn si nawetaan bi wante dañ dem knockout final against Stadis ñu génnee gaay ñu ñëw super cup bi ñu winaat tamit super cup bi so the following year ñu ñëw dem si nawetaan semi final bi teef bi génnee ñu dem center knockout final bi against Hadi Salem win ñu then suñ third year bi lañ nekk nii last year moo nekkoon suñ third year boobu tamit dem nañ ba league final bi against Firestone Junior boobu tamit Firestone génne ñu so ñu ngi prepare tamit this season inshallah. Yeah, interesting. This is from last year. Talking about that a good achievement. Come lu dara lu nga xam ne dafa wala am solo. But just in the last year, you were part of the. I cannot say come to you are the head coach, but I understand you are part of the officer. ñu nga xam ne ñoo nekkoon the lead team bu demoon final as Sierra. Their third edition. Wax ñu tuuti si loolu noonu. How was it and ban place nga amoon foofu noonu? Yeah, loolu Calabash Academy la so dafa am academy bu nekk Kombo Kanifing. So gars yi soxla woon third division slot fii nii so communicate naa comme third division teams yu fi nekk pour nu gars yi di mën a jaayee seen position si wante dafa métti woon trop because Rockland bu ñu leen communiquer so club président bi Nas mu ne team bi moom parewut koo jaay léegi unless mu nekk Siabis so timeless tamit mu communiquer leen gars yi ñu ne non they are not interested so police line tamit mu communiquer leen den Pape mu ne non moom dafa just recently so dafa bugga try mu xool lan moo fa nekk so mu jéem ma am team foofu noonu leen moo toog am ku ma communicate fële ne la Makati Sierra so ñu waxtaan ak kooku noonu den kooku mu jël offer bi mu jaay ñu team bi 250 waaye dafa nekkoon partnership 50-50 la den gars yi man maa nekkoon foofu noonu gars seen media officer bi di joxe information ci secondly tamit comme maa ngi yóbbu woon ndoyi foofu noonu su suma xale yi am na ñu nekkoon si académie bi foofu noonu so maa ngi am ak gaay partnership boobu noonu so partnership bu ma am ak gaay ak link bu ma leen dugalal foofu noonu so ma sign ak gaay contract for that period si that division period boobu noonu ñu ngi play ba yàlla def ñu àgga si regional final bi ñu nag ab Stone Circle then Stone Circle génne ñu si final boobu noonu so affaire yi noonu la demoon partnership la suma diggante gaay contract la boo xam te ne comme dañ ko am yet still mu ngi dem moo tax si team bu ma nekk nii sax maa ngi wax ne comme dama qualified ak Balanga so du ma mun a dem si beneen third division team fekk first round bi jeexul waaye immediately first round bi su jeexee rek den dama dem ma joinaat gaay moo nekk Calabash because ba léegi lifin bi jeexagul partnership bi jeexagul so you are part of the team you qualified for Balanga for the third division proper.
Yeah, I was the head coach even. I was even the head coach because laat moo fa nekkoon si third division bi then dafa wax ne ko mu ngi young icons te gars yi ñu ngi ko jox clearance then Tunde tamit mu ne du mun a nekk foofu because team bi su ko qualifié du mun a delluwaat timeless then Matar tamit moom dafa resign since last year so option amutoon gars yi ñëwee wax ak man first place bi dama leen ne déedéet mënuma ko because of hanga comme miinuma comme senior football non suma entire career bi si junior football bi laa ko nekk di defee waaye ma am ñu ma ñaan so ma jël team bi yàlla defal nga ma yéeg ak gars yi si third division league bi. Congratulations. When their first knock, the door was not open. Consent second knock, with the help of God and you combined. In Disney, Balangar qualified to make it to the third division. You are also based in Soma for a while now with regard to the team that we are working with right now. Can you tell us what's your stand with that team? You seem to be very passionate or love this job of being answered anywhere you are called when it comes to football. Yeah. To be honest, right now I'm the team that I am with in Soma. I assist them as the team trainer. Team trainer? Yeah, because the guy who is coaching them currently is working. So if you look at the nature of his job, so sometimes he do get exhausted when he close from work. So and he was very a coach that helped me a lot during my American season last year and even this year. Because anytime I called for his assistance, he responded. And this year also I registered two of his players. So things used to be very easy on me as far as his players are concerned. So that's why I also used to go and assist him. They also competed for third division there? Yeah, they played third division qualifiers this year. But unfortunately they didn't qualify. But after that, they bought a position from Sateba, because Sateba was there, but this year they said that they have players problem, so they have players shooting, so they now sell the position to Black Dragon. So they are competing right now in LRR third division competition. So you are there just as a trainer? Yeah, I cannot involve in the technical bench because I cannot be in two different zones as far as the third division is concerned. But I used to assist them, warm the team. Then before the game start, I separate with them. Then from there, during the halftime also, I used to come, give out one or two words that I observed during the first half, then warm the team again for them to start the second half. Then I move again. But now come to the Farafenya, and that's where, as you said, Balangar is going to compete. Will you see Janko fully representing Balangar in the first round of the North Region Football Association Third Division Championship? Yeah, as of now, that's what I think. So situations might change, but for now, I am the current head coach. I am even convincing Mata to come and join me because I told him I might go to Combo, so if I don't have time, I will not come. So it will be more easier if you come to assist me. Then you will say any moment when I leave, then you will be the one to take in charge. So that's what I'm working on right now. Yeah, to have Matar on the technical side of Balangan United third division team. So you have 7 third division team in Farafenya. Anyway, I stand to be corrected. You as a coach. Then man mom suma own observation dafa over bari the team situations you more demee nii comme man lu ma seetlu moo nekk dafa gën a bëri rek because bu fekkee ne comme 7 teams yu fa nekk this year relegation amut si 7 teams yooyu noonu then next year tamit teams yu ñëw because step bi play nañ ko so gars yi méeguñ ko waaw Raba tamit play nañ ko so méeguñ ko so am na yeneen teams yi tamit yoo xamante ne ñu ngi prepare pour ñëw this year next year so da nga gis ne ñooñu tamit suñ addé si 7 yi rek affaire bi dafa gën a bëri which is not going to help us because man maa ngi reach situation bi Jara soo xoolee Jara soo ma teams yoo xamante ne ñuy foofu biir Jara soo ñu ngi compete ci male third division bi ëpp 3 so ëpp 3 da nga gis ne te ñoom ñu ngi amee second division team ñu ngi amee first division team te first division team yi fan lañ starté woon moo nekk Jara West so dañ am seen community team ba pare ba am qualify dem second division team then yeneen teams yi doog a ñu am xam nga chance pour compete tamit ci third division so foog naa ne ñun tamit xam nga 1 or 2 3 teams yoo xamante ne ñu ngi ci third division bi mënoon leen ñoo join together ñu fight pour am second division team then suñ pare yeneen teams yi tamit xam nga ñu doog a compete ci third division bi because
format bi ni ñu ko bëgg a play suñ ko play noonu ñun 7 teams yëpp dañoo tase te dañoo dóorante amul ne bàyyil kii mu jaala pour mu dem def ci seen fexe loolu du am so man su ma taseeg Timeless dañoo play Timeless su taseeg Waliman dañoo play Waliman su taseeg Rockland dañoo play so format bi nu mu nekk di demee su fekkee ceeñuñ ko ñun 7 teams yëpp dañoo play because ñun 10 teams yu nekk side bi ñun ñooy nekk si benn groupe then 10 teams yu nekk side bi leneen side yi ñooñu ñun ñoo nekk si benn groupe then 4 yi génn fii 4 yi génn fii ñu play quarters semis ba final ba dafa mel ni ñun 7 teams yëpp dañoo tase te 7 teams yi dañoo dóorante at the end yeneen yi dañoo génn ñeneen ñi des so moytuwee tamit xam nga doo suñ dream moo nekk ñun ñëpp pour ñu make ko ci second division waa dafa over meet xam nga with the number of teams yoo xamante ne loolu lañ nekk di am ci third division ok da nga wax lu nga xam ne dafa ëpp la am solo nga ne comme soo bàyyi xel ne sax nga ne balaa ngaa convince da nga ñëw si senior coach sax it was a difficult gis na ne say you step in now you are now a senior team coach da nga xayma ñaari yu daal ban moo gën a difficult to handle ndax senior la wala junior because even though spend nga 2-3 days with them da nga you have already coached them for few games wàññi tuuti foofu noonu ñaari catégorie ban nga foog moo gën a easy to handle before nga wax ñu sa experience foofu noonu. ok man dama ko dee wax suma players qualifiers bu mu jeexee because ñaari game la play ma qualifier so first game bi against FB second game bi against Ajax then ñu am position bi dama ko dee wax gars suma ñaari game yi am bala nga daf dee mel ni suma 50 games biir Redes Junior so dafa mel ni fële ne la moom moo gën a difficult senior football bi moom moo gën a difficult because yaa ngi coach ñoo xamante ne ñeneen ñi yow gars yi ñoo nekk morom ñeneen ñi ñoom ñoo la mag xam nga te nekkut comme 1-2 years parce que dañ la mag si loo xamante ne comme dafa bëri suñ xoolee suñ captain bi suñ force captain bi foofu noonu nga xool suñ age bi xam nga daf ma magee lu bëri so daf dee midi tamit pour nga ñëw nara condition ñu noonu comme ñu ngay conditionné comme sa junior players yoo xamante ne ñoom ñoo nekkoon onda yo so loolu tamit challenges la boo xamante ne comme most of the young coaches yi suñu shifté rek from juniors to seniors balaa ñoo adopt système bi dañ ko dee daf di over midi si gars. Okay, interesting. But what is your past about your junior team experience? Naka la meloon ci yow parce que gis naa ne dafa from all what you are saying it seems that come you love to coach the junior category than senior category. Yeah, moom definitely man junior football moom moo ma gënal comme senior football xam nga 100 times ko soo xoolee sa correctly ñun suñ football bi fii nii Farafenni comme junior teams yi junior players yi ñoom ñoo amee game even senior players yoo xamante ne comme last season dañ successful Raba moom moo nekk a league winner bi so Rockland moom moo nekk comme runners up bi soo xoolee comme seen teams yi comme team bi dafa dominated by junior players yoo xamante ne ñoom ñoo fa nekkoon so loolu moo tax comme ne lay wax ne nga gis ne ñëpp suñ génnee rek ñu dem si senior football bi rek nga gis ne den grassroots bi dafa dee grassroots bi su dee rek dafa mel ne si kaw pour ñu amaat team si correct dafa midi because man si suma team bu ma jógee loolu moo ñu nekk di disturb for the past 2 years ñu ngi play Fire loolu moo nekk combination between Raiders ak Firestone so loolu lan moo ko waral moo nekk both teams amuñu woon backup bu strong wala comme nekkuñu woon nga di focus si seen grassroots teams yi loolu war na ne comme gars yi ñàkk neen seen senior teams yi so mistake boobu noonu laa bugg a avoid man su ma demee ba nga xam ne léegi man damaa ñëw ma nekk nga responsible si senior football bi dafa nekk Raiders senior te da nga gis ne dama am strong backup boo xamante ne man suma gannaaw su ma soxlee players yi anytime dama la naa jëlee from Raiders junior ma eagal leen from Raiders senior because gis naa ne loolu moo nekkoon disadvantage bi loolu moo nekkoon mistake bu comme suma senior coach yi ñu nekkoon Raiders def so loolu laa nekk di avec loolu am na solo trop parce que soo amee senior team am leen mag mu nga xam ne mu ngi séntu xale yi si suuf ñu bàyyi xale yi tasaare noonu dañ dee bàyyi koñ bi dem represent beneen koñ ñu nekk seen player from that they grew up now that love team boobu they continue playing that team it makes sense because soo xoolee koñ yëpp ñu nga xam ne ñu ngi amee feeder team yëpp the like of regions Raba and also like Rockland you see Louis was 100 in the junior team when Faraba was having senior team for naa comme loolu moo tax gars yi comme noonu ka di waaye moo tax soo xoolee team yëpp ñaari team yi dem final sax they were able to get those junior player pour egg la ñëw player la is very important so I think other coaches also should learn from that because dafa nekk lu nga xam ne am na solo trop so loolu what do you think like teams should do now pour nga am feeder team kon noonu ka di waa grassroots team feeder team whereby comme kii su eggee keneen replace for the junior team because ñeneen dañ dee wax ne it all started from the training ground xale ñoo ñu ne abal ma bool ñoon feel na yéen mag ngeen you don't have anything to do with it hey suñu bool yi bu leen ko jox doy so foofu la starting
Yeah, man personally man liggéey ak xale moo ma gënal 100 times because soo xoolee comme the nature of my job man comme xam nga man social worker la so man dama di responsible for identification case management xam nga loolu laa di def so soo ñëwee si suñu office bi xale yi rek ñun ñoo fa dee nekk moo tax comme mun naa wax ne su fekkee ne nekkuma number one koo xam ne dafa am advantage comme interaction ak xale yi fii nii foogu ma ne su fekkee coach mu suma kanam dafa nekk one or two coach so dama dee soxla player from outside anytime bu ma ko niitee rek dafa ñëw ma jox la exemple so zonal selection bi bu ñu ko defee gars yi dañ bëggoon test game mënuñ koo am te léegi la ko gars yi soxla si guddi bii nii lañ ma alaat around 9 ñu ne gars yi dañ bëgg a test game so ndax dinaa mun a xam nga dinaa mun a dajale booy pour ñu mun a play ak zonal team ma ne la loolu du problème ñun groupe baa ngi fonction ba léegi so guddi boobu noonu laa def arrangement so select players from different teams si ëllëg si ñu report si ground bi play game te loolu noonu dañ ko mujjee win so feeder pour nga am feeder team nekkul problème waaye feeder team bi ngeen ñoo koo assist ngeen ñoo koo dimbali waaw pour loolu mu taxaw loolu moo dee nekk problème ko soo xoolee fii senior teams yoo xam ne ñu ngi assist seen junior teams yi very few la du ma wax ne amut am na waaye very few la so most of the junior teams ñoom ñoo nekk di puusal seen bopp ñoom ñoo nekk di yóbbu seen bopp so ndoyi tamit seen bët yaa ngi ibbeeku so suñ la gisee nekkuloo yow mu nekk seen kaw wala yow mu leen war a defaluloo leen rek yow soo demee ba soxla gaay rek ñoom tamit dañ dee wax ñoo bañ te doo si mun dara cause time boo war a defalal gaay pour soo leen soxlee nga am ne time boobu noonu raw na la yow defaluloo gaay soo soxlee gaay rek ñoom tamit dañoo bañ te xaw ma keneen de waaye su fekkee man la gaay su ñëwee rek ñi defaluñu woon ñu dara su tey ñu soxla ñu duñ dem ma dee wax gaay yéen a ngi si seen ray so daf la naa ne ngeen dem daf la naa ne ngeen bañ a dem loolu moo nekk problème comme assistance ñoo xam ne dañoo jàppale. Viewers, we are watching us live on Sunsai TV, and today our guest is no other than Janko Sane. Janko Sane is the head coach of the Raiders Junior. Janko Sane also is mounting a series of responsibility from various departments when it comes to football, for sure. You have been talking a lot about your engagement in football rather. But tell us, please, when you look back, which moment would you term as one of your best moments with those kids? It will be last season Lewedan. So because we played the whole season unbeaten. It was only the final that we lost, which was against Haji Salem. No, the final and the league semi-final. So we lost 2 games out of 9 games. So we played, and all those 7 games, we managed to have 5 clean sheets from those 7 games. So are you the coach that focus on clean sheet too much? Now they focus on clean sheet. How important clean sheet is? Yeah, because sometimes if you want to win and you concede goals, you might not win. So it them sa first target bi mo nek ne comme bayal ma baña concede ba pare man ma doga am goal. Why am goal ba pare nga ñoo concede so that they mujjé useless. So man mo tax suma dem suma first target mo de nek ma baña concede. Suma concede de am na di kind of players ma amé ci forward bi dañ ma ko jox anytime. Mo tax so baye xel ci sin biir kese score naa comme 4 games yoo xamante ne 4 goals laa si am different games because against TFB 4 goals laa si am against Young Boys 4 goals laa si am against Firestone tamit 4 goals without conceding. Yes, against Young Boys conceding, and that was the semi-final, the league semi-final but 4-0 la jeexee against TFB 4-1 la only 1 goal la conceded players yëpp dañ taxawoon ñu wax foul so ref bi mu bàyyi game mu continue so against Firestone that was 4-4 against Ajax tamit boobu noonu clean sheet la woon 4-0 so gis na because dama am quality si kanam so moo tax dama dee bugg a keep clean sheet bi then ma score goals so mën a win game so but yow mi comme you are part and parcel of Farafenni which mean also yàgg nga coach Farafenni for years now soo xoolee suñu football noo ko rétee ndax mu ngeen dem si kanam wala mu ngeen dem si kanam Farafenni football in general? Yeah, dama better because so xoolee comme si winner prize bi both seniors and juniors maybe prize bi favored comme finalist yi wante changes am na so we must accept that so changes am na so xoolee from 30,000 to 75,000 gap bu rëy moom moo fa nekk so after si ñun junior coaches yi man su suma bokk sax maa ngi doon complain seniors yi ñoom ñoo ñu jeexu because gap bi dafa over rëy from 30 to 75 loolu dafa rëy ba pare nga ñëw am tamit xam nga runners up bi nga jógee foofu noonu ñëw am 3rd place bi so dafa mel ni loolu noonu achievement la jógee foofu noonu nga ñëw si juniors bi then from 20 to 30
then nga ñëw tamit si runners up bi from 10 to 20 so loolu tamit adjustment am na foofu noonu so mun na noo wax ne comme affaire bi xam nga mu ngi dem step by step. Comme soo xoolee performance wise and advancement of the football in Farafenni nga boobu moom soo xoolee boobu is part of the, let's say, the committee, maybe it's about the committee achievement, and whether they are going forward or going back. But looking at the soon performance at players, coaches, likewise, soon advancement as far as in football. Okay. As a coach, coach boo xamante ne comme dafa bëgg a si comme dafa bëgg a gis nga progression. moom dafa wax ne affaire mi ngi taxaw. Because so it's not rather going backwards. No. Or neither going forward, but it's stagnant. No, mu ngi taxaw. te man si suma opinion because mu ngi taxaw in a sense lu tax moo wax loolu moo nekk ne comme newetaan football kese taxul ñu ne football. so soo xoolee comme Farafenni dafa over big Farafenni dafa nekk comme place boo xamante ne dafa over rëy nga ñoo xool amuñ benn second division team si Farafenni comme defen last year SO moom moo ñu génne so gars yi ñu foofu noonu nga ñëw jaara sooma fii nii ñu ñëw ëpp jaara sooma du ndànk sax ñu am first division team am second division team so time bi ne ñu nekkuñ di séentu comme nawetaan bi kese dañ bëgg a am team boo xamante ne daf ñoo représenté second division bi so committee si amoon nañ benn initiative boo xam ne dañu wax ne dañoo ñëw play third division waaye lan moo cancel plan boobu noonu ak lan moo tax gars yi ñu lifin so loolu ñun amuñ ci woon benn idea te dafa baax tamit pour ñu jël responsibility ñu ñëw jël risque nga ñu try ñu xool wante xool naa rek observe naa gis naa ne du sooti rek damaa daw rek du woog parce que Jara West community team la committee yi ñoom ñoo ko fond ñoom ñoo ko sponsor ñoom ñoo ko pousse ba mu nekk second division team so lan moo tax ñun tamit xam nga suñ association bi football association bi mun taa try the same thing pour ñu def nga wax naa la fii nii ma ne la xaalis bi wii na xaalis bi lifin na waaye loolu individual comme lifin la individual advantage la moo nekk team bu win cup bi waaye pour the benefit of anga community bi yëpp Farafenni bi yëpp dañ war a def loo xamante ne at least daf ñoo jox second division team internet ñu mën a compete ci national second division league bi so man moom nu ma ko nekk di gisee affaire bi mu ngi stay anga benn place ñoo ko dundee. Your own opinions, what do you think lan lañ mën a def léegi suñu nekkee ne we want our football toward could go forward fan lañ war a start your own opinions. Because when you bring problems we love you to bring a solution. Okay ñoom lu gars yi bëggoon a initiate loolu moom moo nekkoon the best way waaye mi wi dañ am comme negative ideas outside loolu moo tax ñu cancel because man tey su ma demee Walima wala ma dem Rawa wala ma dem Balangar ma ne leen dama soxla seen 1 or 2 3 players pour ñu ñëw join ma xam nga dañ bëgg a compete am second division am third division team fii gars yi dañoo bañ waaye committee bi foog naa ne comme su soxlee comme all the yeneen teams yi dañ war a xaar because ñoom ñoo responsible ci suñu football affaire yi so pour nga jël 1 or 2 3 players because Rawa moom waxoon na leen ko even su fekkee da ngeen soxla 5 players ci suma team sax dinaa leen jox 5 players yu noonu waaye loolu du ma stop pour compete ci third division bi so suñ demee ci beneen team tamit the same thing team boobu noonu mun na moo ñëw mu compete ci third division bi de waaye loolu du tax mu ñaakale naa jox players yooyu doon den ñoom suñu amee 3 4 players ci team bu nekk ci 5 teams or 6 teams ñu génn tamit dem xool yeneen players. Do you think those players will love to come ak seen coach yi dañoo allow coaches yi dañ leen a allowed coaches yi ak teams yi yëpp they are under Farafenni. The reason why maa ngi wax loolu moo tax gis nañ ne fii yàggut sax committee invite teams players to come and compete for them in the concluded zonal bu nga xam ne sax it was not even tradition gis nañ team player nga xam ne they were start coming dañ boycott kenn there was no action that was taken dañ leen ne rek gars yi bàyyi duñ dee ñëw training ba Farafenni it was eliminated at a very crucial stage boy gis nañ ko fii te dara xewul so and to look at tradition na team yi nga xam ne they are already there so dafay métti de loolu comme nga zonal lifin bi zonal lii bi ak third division bi different because man zonal boobu noonu man maa ngi doon tiré na jaay so man ak Raba sax ñun ñoo nekkoon tiré na si ba ñu dem ba game si fixo si génn ba game war a start dem na backup because ak dama dem gis loo xamante ne comme dafa lifin su bokkut si football parce que yaa ngi war a register only 7 officials then 10 officials yëpp ñu ngi report every day ba day boo xamante ne nga war a jël gars seen passport photo size yi nga ne all the 11 coaches yi dem leen ngeen nataal te yow xam nga ne comme rule bi 7 official la lam la may so man ma bokk so gis nga foofu la affaire bi starté so affaire bi foofu la am starté xam nga ba pare soo ñëwee si coaching dañ dee wax ne comme dañ dee am democratic coaching dañ dee am casual coaching xam nga dañ dee am lu ñoo wax tamit comme
dictator tamit coaching so loolu suñu fekkee ne dañ bëgg a isi dictatorship si coaching bi rek players yi dañoo daw officials yi dañoo daw so loolu moo nekkoon problème bi. So in short su may dégg comme dafa mel ni Farafenni Football Association ñoom ñoo force field balaa the entire team coaches and the Farafenni community mu start the so the selection of the coaches selection when it comes to, I think the selection of the coach that lead Farafenni zonal should be questioned by the Farafenni Sport Committee. Of course yes. Yeah. Because anga gars yi dañ ñëw ñu isi ci problème ñu ne ko amul dealancing so yaa ngi gis ñu ne ko amul dealancing so te by then ñun amuñu woon dealancing wante dafa am yeneen players yoo xamante ne ñooñu noonu comme they prefer to play under us than koo xamante ne sax yaa ngi amee sa A-lancing wala sa B-lancing so loolu moom moo nekkoon tamit problème so but why did they D-lancing we have seen coaches ñu nga xam ne ñu ngi coach si third division bi te amuñ sax te basic la gaay am because exemple Taiga xaat seen coach man maa ko njëkkee def basic man dama def suma basic ba pare moom mu doog a def basic am ñoo am D-lancing so moom D-lancing am ak man suma D-lancing less than 4 months moom moo fa nekk te mu ngi woon coach second division ba mu egg ak team bi first division so GFF mu suñ ko wax ne soo demu dee def D-lancing doo mun a coach sa second division team bi so foog naa ne comme dañ ko waroon a open su fekkee ne comme dañ pare woon a may young coach si chance dañ ko waroon a open because most of the players yu nekkoon foofu noonu xale leen ñun ñoo leen amee so dañu war a jox opportunity boobu noonu pour ñu guide xale yi. Let's say congratulations da nga jógee all the way from Kerewane you attend 6 days training of the D-lancing but first tell us please what do you learn from that training and how beneficial do you think it will be for you and your team? First of all, I would like to thank the NBR, the regional FA, the North Bank Football Association, because when you look at the registration fee and the things that they provided for us, that was excellent from their side. So su ñëwee tamit ñun tamit comme si suñ nga capacity building bi so wax naa ko gars yi so ñun moom dañ doon coach rek nga ñu doon coach for the sake of coaching ñun dañ lostoon so D-lancing bii nii lan lañ si jàng xam nañ ne comme time bii nii mun nañoo gën a defend suñ boppa nag especially comme man si suma maas yi ñoom rabay ñoom manager ñun ñoo xamante ne comme all the time ñu ngi defend suñ boppa so dañoo gën a defend suñ boppa because xam nañ suñ right xam nañ what we supposed to do ban time lañ ko war a def ak fan lañ ko war a defee so su fekkoon ne ñu ngi woon level 1 mun naa wax ne movement up to level 10 jàngal nañ si bu bëri interesting you say jàngal nañ si kon léegi ba impact nga kon loolu la moo am si yow because gis nañ ne many occasions da nga di am confrontation with the referee some even call you secretly like the I don't know Atletico Madrid coach what is the name again Diego Simeone I mean so tell us loolu ñàkk a xam ne so moo tax nga ñu doon defee because amoon nañ suñ benn saison ak Maodo Diallo so dafa nekkoon retire referee so moom moo nekkoon lead trainer bi foofu noonu tamo referee so moom ñëw na jàngal ñu comme ñun ak referee yi comme suñu relationship naka lañ mel si games yi ak fan lañ war a emoo gaay so ñun ñu bëri ñu ngi ko doon def si game bi sax towards si referee yi buñ demee ba jàngal lañ xam ne dëgg ñun ñoo doon tooñ so dafa neexutoon rek waaye ñun ñoo doon tooñ so da nga gis ne léegi danañ avoid loolu yëpp fekkee ne comme da nga dem nga am sa D-lancing nga ñëw yow nu nga meloon ba tey nga melaat noonu so dafa mel ni comme yow jàng boobu noonu amul benn impact si nga si yow boo gis na ne coach yi nga xam ne jàng nañ D-lancing they are still behaving the same way so dafa mel ni comme ñooñu luñ jàng comme nekkuñ di ko jëfee moom dama make sure lu ma jàng foofu noonu ma ñëw ma jëfee ko because loolu laa wax gars whatsoever I learn there I will try and implement it exactly so loolu laa ko di waxee te dinaa try nga ma start ko the moment bu ma jugee foofu noonu laa start di demee noonu so naa make sure changes bi ñëw foofu noonu because suñ last day bi suñ coaching trainer bi mu ma doon wax ne dëkkuma ak yow de waaye dafa mel ni you are short tempered te I was like loolu moom natural la moom te wax nga dëgg de xam nga ko waaye naa try loolu yëpp ma jël ko xam nga pagee ko side because bokkut ci game bi so game bi dafa ñëw pour unite mi so ñëw pour separate mi reflex yi ñu nag gars yi ñun ñoo nekk di liggéey so suñu ñun tamit they are stakeholders comme ñun so dañoo make sure ñu bokk liggéey xam nga things yi mën a dem si ñu mën a dem. Viewers, I think we all had it together from Mr. Sane. dañ bëgg a wax ni daal yow moom comme yow loo bëgg a achieve in your coaching career I mean because this man you are still in the coaching because dafa mel ni daal comme you are very passionate when it comes to coaching what is your target in this coaching? Well, my target is simply is simple because we want to move the
football to another level. We want to build the capacity of our players, and we want to prepare them to do better in future. So hole suñ last deal in coaches we were 30 in numbers. The 30 so hole 20 yep ñu ngi compete third division. Then we are very very so this year. Then am second division team boo xamante ne comme dafa coach bi dafa just graduate from this last third division last deal in living course bi def ni because of comme ñun xam ne lan lañ mën so naa ne daf doon gënoon a yomba suñu effet bi football association bi ñu start di ñu involve start di ñu jox responsibility start di ñu xam nga di ñu jox comme things yoo xamante ne comme loolu lañ deserve ñu xool nag nañ produce wala duñ produce waaye comme bugga naa def lii rek bugga naa koo nekk rek loolu taxul nga nekk ko so let them give us the opportunity let them give us the chance ñu xam nga wane loo xamante ne comme ñun loolu lañ foog ne loolu lañ mën si game bi. Yeah, I'll be kind of deviate a bit because dama day gis ne comme Farafenni anytime you call a coach ñu ne kii moo nekk talented coach coach du dee am background stuff la daf dee mel ni is forcefully comme ku nekk coach Farafenni da nga ko war a join. What do you tell people? Because at the end of the day, you shouldn't have joined. They just one or two things guys step back. Do you think because they use it to buy or even a visa should not appoint a man as coach? Let's say they have the back to start enough them join. So why do you think now in Farafenni should why they come samba moy coach of Farafenni kon demba party o ku nekk fra ya coach you have to be at the ground. Waaw loolu yëpp comme ba tey dafa demaat suma wax bi dafa demaat ci effet bi rek because for example da nga gis ne man ñu ma war a appoint te dama leen a wax ne soo leen ma appoint doo leen ma Sénégal nga suma technical team then technical team boo xamante ne man coach la ma dem jëli Raba coach la ma dem jëli Luis coach la ma dem jëli Laat coach la ma dem jëli Alves coach la among those 5 wala 6 wala 7 kenn nekkul fa koo xamante ne team trainer la wala assistant coach la si teamam 7 coaches nga ñëw nga boole leen si benn technical team kan mooy nekk coach kan mooy nekk assistant kuy nekk medic kuy nekk technicien soo bàyyee xel depuis suñ force zonal bi loolu moo nekk di happen and the same trend is continuing go te fee ci ñun système bi at least sooy yow suñ la appointé yow sooy jël sax jëlal ñoo xamante ne comme dia assistant in their various teams te da ngaa gis ne suñ ñëwee onda yow tamit dinañ mën a nekk assistant onda yow waaye yow koo xamante ne mu ngi si teamam bi yow kooku noonu moom moo la gën a baaxle sax comme CV sax nga jël ko nga ne ko ne da nga koo ñëw def assistant ci sa lifin boobu dem jëlaat keneen koo xamante ne moo la gën a baax le CV nga ñëw defaat kooku noonu tamit team trainer na place trainer coach yi jël place yi coach yi team technicien yi nekk technicien kuñ fi munti select sooy select technicien na nekk koo xamante ne si clubam bi technicien la foofu noonu mu nekk koo xamante ne tamit trainer bi si teamam bi trainer la foofu noonu so am nañ fi coach yoo xamante ne comme they are trainers waaye yet still ñu leen jox the role of a coach so du bokkut ci football duñ ko def su fekkee ne dañ bëgg a professionalize football bi dañoo xool naka la ko comme nga gars yi di defee ñu try ñu defee ko noonu. then lan mooy sa final message loo bëgg a bàyyi suma gars yi ñu ne ko di la seetaan nii. yeah suma final message bi moom dafa nekk si third division bi rek dafa sànga bëri nañ foofu ñun xam nga ñu ne ñoo fa nekk parce que soo xoolee Rockland infantry fii nii Timeless police line Balangar ñun ñëpp ñu ngi si third division te ñun ñëpp ñu ngi doon train fële ne la course bi te ñu ne neen ñun ñoo ñëw tase xam nga so lii football la rek no play xam nga benn 1 hour 30 minutes wala benn 2 hour rek la ñoo am together then after game bi su jeexee xam mu jeex so waaye nañ faate tamit comme ku si nekk looy def rek xam nga na nekk xam nga for the best interest of Farafenni so loolu moo gën a am solo ñu try ñu jiital Farafenni si lu munti nekk balaa ñoo jiital suñu individual xam nga interest yi so maa ngi wax ko ji si fa nekk yëpp xam nga best of luck ñun ñëpp so ku ko deserve rek xam nga na si gën a sori. Yeah, who got deserved Nasivena Suri, best of luck. That was his final message to the people that are part of the third division championship. It was Janko Sane. He was our guest today, and Bakari B. Kamara, who was the host. It's all about sport catcher that always come in a time like this. So thank the CEO, Mr. Ibrahim S. Dai, that's Axon, and also the viewers. So thank you for watching. We'll be back here again next week to give you all the interesting sport catcher that always come away in a time like this. Bye from me. Keep following us, keep subscribing, and also you also have something to advertise with us. You are welcome. Thank you for watching. Bye from me.